jërëjëf mbokki internet yu suivre Sunugal 24.net ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm waaye di ko ñaanal sunu bopp. seen émission làmbaloog ñëwaat rek fii ci biir Sunugal 24.net ma ci ànd ak suma papa suma xarit muy Père Cheikh Ndiaye ñu bàyyi ko rek mu nuyoog waa réew mi ci àdduna wërngal këpp ci biir Sunugal 24.net papa Cheikh Ndiaye maa ngi lay siyaare. jërëjëf Diaw maa ngi lay nuyu ci plateau bi nga xam ne nii mooy Sunugal 24.net nga xam ne nii chaque jour bu ne dañuy def njàngatu làmb ji ñu si waxtaanee làmbi démb ak làmbi tey di nuyu ñi nga xam téléspectateurs yi nga xam ñoo ñuy seetaan di leen xaar ci émission boobu nga xam ne tey nag chaque jour dama si ànd sama jarbaat bi nga xam ne li ma koy wax ne ko yow yaay borom talaatay nder yaay borom wàllu mbuuj. waaw papa Cheikh Ndiaye fa la ñuy jaaree rek ñëw ci li nga xamante ni moo dugg ci réew mi fa la ñu waroon njëkkee sax muy coronavirus. dugg na ci réew mi di ñaan yàlla bu baax a baax yàlla génn ko fi génn ko ci àdduna bi yëpp di ñaan ñi nga xamante ni ñoom la dal yàlla na yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat seen njaboot di ñaanal ñi nga xamante ni dalagu leen yàlla bu mu leen dal ci àdduna di ñaan rek ak maanaam digle yi nga xamante ni moom la ñu waa kër docteur sant ñu ciy tënk bu baax a baax di yor masque bu ñu génnee gel antiseptique boo demee sa kër nga raxasu ak saabu ba set wi ci yaakaar naa ne loolu rek ci kàttanu yàlla boo ci tënkoo yàlla dina la musal ci feebar ji Père Cheikh Ndiaye coronavirus. waaw coronavirus bi ba tey rek nan leen ko xeex rek gis nga ko man maa ngi sama masque lii ngay def boo nekkee ci mbooloo nii ngay def wala booy dox ci mbedd mi wala sooy wax ak nit nii ngay def soo ci noppee dal di ko tekki wàcc ko nii pour booy dox li wax nga ko léegi boo ko defee da nga yoru sa sel daal def nii. laal sa loxo parce que corona bi dafa dëgër boppam nga def nii laal dugalaat sa poos boo jëlee ba pare wala nga xaw a am loo laal fii su ko defee sa kër nga teg fa ndox ak saabu te xale yi tey soree xale yi ku ci génn di jënd mburut wutale sa waa kër yëpp masque bu ndaw xale yi góor jigéen mag ndaw yaakaar naa bu ñu ko defee noonu may ko distance yaakaar naa ne daal tey mortu dajaloo yi léegi ñu xeex ko ci réew mi jaw ñu ñëw rek ba tey ci biir record journal bu mag boobu ñuy wax record tey moom moo génn ci xëtam bu njëkk mi ngi indi Bombardier l'enfant chéri de la Petite Côte xaleb Mbuur boobu papa ñu ñëw ci Bombardier est-ce que am na lenn loo mu mun a wax ci Bombardier. waaw Bombardier bi fi ñoom kii xam ne nii moo yëkk ni donc ñoo fi doon jóge Petite Côte ñëw bëri si Ndakaaru ndax xam nga ñu jóge woon Ndakaaru ñëwoon Ndakaaru këpp réere Ndakaaru moo yombutoon gëñ na ca màng ca Robert mbër mu fi masan takkee rek boo ñëwee biir Ndakaaru mbëri Ndakaar doo génn ak dara waaye nag bi yëkk ni ñëw tëgglu góor moo ko leen Bombardier da ko fekk seen ne man Mbuur laa jóge dëkku Cheikh Mbaba ba léegi damay ñëw jël relève bi di takkee Mbuur ñëw di daan champion di ñibbi mu nekk xale boo xam ne def na fi ay ndaanaan bëri na fekk ñu bari def na fi Aliou Seye bëri fekk Tyson numéro 2 bëri fekk Boy Kayre bëri fekk Moustapha Guèye boo ko lim doo fi jóg bëri yëkk ni aller retour bëri Tyson aller retour yooyu yëpp Bombardier def na ko fi nga xam ne nii dafay dikk rek marqué empreinte am bokk nag ci làmb ji nag nekk koo xam ne nii nag yaakaar naa ne kenn umpale du ko ci arène bi. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax le grand champion Bombardier xaleb Mbuur boobu. ñu ñëw rek ci Bombardier mi ngi juddu en 1976 foofa ca Mbuur Bombardier à l'âge de 14 ans ci la commencé bëre nekk rek ci benn dynamique boo xamante ni dynamique bu am solo la am ngëm-ngëm nag ci wàllu làmb Bombardier bi muy am fukki at ak ñeent di 14 ans. ci la commencé toj mbapat nag dugg ci mbapat bu baax a baax di ci dem au fond Bombardier premier combat mi ngi ko disputé en 1995. mi ngi njëkk a bëre ak mbër mu ñuy wax Jaw Njengo mi ngi ko njëkk a daan en 1995 jóge fa toog 2 ans nag bëriwul ci la année blanche 2 ans am problème mu adversaire Bombardier moo daan Manga 3. bi mu jugee ci année blanche bi ci la ñëw ñu jox ko Manga 3 Bombardier daan ko deuxième combat am ci la daan El Hadj Nguer jóge fa ñu jox ko Alioune Seye bu Waalo ci la daan Alioune Seye bu Waalo jóge fa ñu jox ko Pape Cissé mu daan Pape Cissé jóge fa ñu jox ko Tyson Junior am ci moom ndam nag quand même ñu jóge fa jox ko Boy Kéré mu daan Boy Kéré ñu jóge fa jox ko Tafa Gueye mu daan Tafa Gueye ñu jóge fa ñu jox ko Mor Nguer ci la daan Mor Nguer dem si yàlla Mor Nguer moom moo génn àdduna barki démb ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla xaree ko àjjana suuf Touba oyof lool ci kawam. ci la daan Mor Nguer jóge fa daan Zallo jóge fa ñu jox ko Tyson ci la daan Tyson jóge fa
am Ibou Ndafa ci la daan Ibou Ndafa ci la daan Mam Ñambaan mu jugee ci Mam Ñambaan ñu joxaat ko Tyson mu daan ko Tyson pour la deuxième fois ñu jugee fa ñu jox ko Cek ci la bëre ak Cek dóor ko kaawate ko daan ko jël bu rëy Cek bu Pikine mbooloo ñu jugee fa ñu jox ko Baboy ci la ko daan jugee fa am Balla Gaye numéro 2 daan Balla Gaye numéro 2 jugee fa am Modou Lo kooku mooy Bombardier père lan nga moom mën a waxal ci maanaam carrière am mu mel ni carrière bu riche la def wane na jom ak fulla ak fayda ak ngar mi. waaw xam nga sama jarbaat xam nga dañ ne kaala ci ndigg lay jóge dem ci bopp maa la xamal ne booy léegi dañoo mbappatatu xam nga yaa ngi dégg bom fa mu jaar maa ngi ñaanal Pape Dia magam suma xarit yal na ko yàlla xarit jëna ku baaxoon ko ouvertoon mais xale yi nee naa la Bombardier parcours am non comment parce que dafa rafet dafa bëri mbapat wax nga ko te mbapat mbër mu ci jaar rek sa pare na ne si day rafet gisoo booy yi léegi tax ñu gaaw a daanu dañoo jaar ci mbapat jeex na mais yaa ngi dégg Bombardier dafa jóg bëri mbapat doo ko ñëw ndakaaru nag gimmi ñu koy daan muy daan ba mu bokk xam nga bi ñu koy jox ki nga xam ne nii mooy Tyson 2 keroog Tyson bu mag moo ko indi sol wax ci Ibamar bu mag bi làmb jooju maa ngi fa làmb di dox mu gëm boppam dem ba tedd fil ba mu daan ko kon xam nga loolu ñàkk a sàq la kon daal moom ki nga xam ne mooy Bombardier daal Serigne Dia daal xam naa ne daal carrière daal gàcce ngàlla fa la ñuy ñëwee rek ñëw ci li nga xamante ni moom la ko CNG dànkaafu lañ ko mën a tuddee record xëy ñëw ci muy Bombardier record xëy bind na il aura 45 ans en octobre Bombardier admis à la retraite maanaam Bombardier jege na retraite am booboog léegi def na fi 44 ans nag ci arène bi wax dëgg yàlla. waaw octobre bii di ñëw lay jot retraite am nag xale mbuur boobu xale Petite Côte boobu et attrapé par la limite d'âge fixée par le CNG moo ko fixé à 45 ans ci lay octobre bii di ñëw ci la Bombardier di am 45 ans ci lay tekki ngembam incha allahu rabbi octobre moom buñ ci duggee jàmm Bombardier moom ci lay tekki ngembam ci lay bàyyee bëre ci lay jubilé incha allahu rabbi ñu koy ñaanal bu baax a baax le grand champion Bombardier borom mbuur. waaw mais xam nga da nga wax lu am solo. ale boo départ boo gis dafa am garage avion yi sax dañoo am fu ñu leen di atterrir ci aéroport ba oto yi am garage saret yi am fu ñuy tekki loo gis lu ne léeg-léeg da nga gis paa bi da ngay nekk jeune di kere ba am kër ñu takkalab aaw nga dem ba da nga naan xale yi retraité naa nag loo gis lu ne dafa am retraité te nag surtout rawatina bëri nag bi nga xam ne doolee koy def compétir moo koy def force koy def. sport individuel boo xam ne nii dañ lay dóor ngay def ay mouvement soo nekkee mag rek dootoo ko man da ngay xool ko ci ñi nga xam ne ñoo fi des fi ni muy Moustapha Guèye di màng koo ci gis pourtant da nga yaakaar ne mën naa bëri mais jeexal nañ ca biir parce que xar day weesu mbote kon Bombardier li mu produire yëpp su demee ba nga xam ne ne at bi di ñëw suñ demee ba ci cëppaandaw ko am na ñeent fukki at ak juróom foofu nag doy na nag gaaraas. sax dégg naa ñu ne tani boo gis day wasaa. waaye dégg la wax fi mu ne nun ñuy émission bi ñuy def heure lam loo gis heure lam lu fiy continuer éternellement xam ne leen doo nga fiy continuer muy asamaan si ñu tiim mooy sunu borom rek sunu jëfi sunu borom suuf ak asamaan fiy continuer. kon daal su ma la déggee père mooy li ñuy ñaan mooy ki nga xamante ni def na fi loo xamante ne ni du lu ñaaw luñ koy xoolee moo jar a ñaan ci àdduna te nag Bombardier nag macha allah bi mu duggee ci làmb ba tey yar la fi wane jom fulla ak fayda ak dignité nag buggul kenn koo xamante ni da koy yàpp wala mu def fi lenn loo xamante ni lu ñaaw la luñ koy xoolee le grand champion Bombardier. ñu ñëw rek ba tey ci Bombardier buñ ko toppee ba tey moom rek mooy seul mbër boo xamante ni mun nañ ne moo fi def loo xamante ni kenn def ko ci làmb ci. muy disputé ba doon roi des arènes perte ko toppaat ci di entraîner wane jom ak fulla ak fayda ak ngar mi ba jotaat ci roi des arènes papa mu mel ni loolu lu jafe la ci làmb amatul de. dafa am loo njëkk a wax da nga ne am na loo paase léegi sax bëggoon naa cee potoxlu waaye xaw na maa rëcc waaye dinaa ci ñëwaat waaye dama lay wax ne ngëm-ngëm jàpp te bàyyi dina tax a egg fa nga jëm yokki baaxul. bu méttee nga bàyyi baaxul voilà dikk naa xam nga loo xam koñ lay jeex loo romb na rafet
nan koy rafetal te fee bi mënu la fee fekk xam nga Bombardier mënut a fexe ba jeexal làmbi àdduna kon moo tax moom da ko rafetal kenn mosu dégg Bombardier ngi xuloo wala wax na wax ju ñaaw wala saaga na mbër xanaa ñëw guddi mbuur daal nga xam reetaan bàkku suñ ko daanee mu ñibbi su daanee ñibbi. mu def fi nag tamit buñ ko toppee ba tey rek mu doon loo xamante ni lu méttee loo xamante ni ku amul ngëm-ngëm doo ko def muy jugee foofu ca Petite Côte ba ñuy wax Mbour ñëw Ndakaaru marqué sa empreinte ba ñëpp ràññee la ci jom ak fulla ak fayda ak ngar meeg jom. Bombardier jugee Mbour c'est pas évident quand même bu ñu waxantee dëgg rek jugee Mbour ay champion nekk biir Dakar mu ñëw Ndakaaru daan champion yëpp ba doon roi des arènes papa loolu mu mel ni yomb. déggoo ma ne la mu ngi gëj ci Yékini gëj ci Manga gëj ci Robert nee naa la Petite Côte nga jóge fa ñëw ub làmbi Ndakaaru ci mbër yi nekk Dakar musta yomb mais Bombardier li nga wax rek dafa xam boppam xam nga mbër kenn du ko mat da nga koy mën xam nga làmb ji léegi li ko yàq da ngay gis bu juree rek ñu ne mbër nga mu ñu déedéet mbër da ngay mën a tolérer lu bari mën a encaisser lu bari doo ko mën a nekk mbër ndax lu ne di nga ko dégg Bombardier guddi gu nekk dégg na ko fii lëng nañ ko fi lëng bu naqar bu ne waaye nag mu ne déedéet muy muñ rek ñafe rek fonce rek parce que wax nga ne moo fi perte roi bi gëmaat boppam ba jotaat ci fii ne amul ko fi def Yékini ba mu ko perte ñaari defet la tegle Balla Gaye da koo daan jël ko ñu ne salaam ñu jox ko Lac de Guiers mu daan ko fii ne ci la noyé Bombardier dong lañ daan mu gëmaat ne lii mën naa ci jot ndax kenn moomu ko ja reyante war ba téyeet ko ci loxoom waaye bu demee retraite wàcc na xam nga lu taxoon Bombardier man nawoon ko dafa amoon kilifa gis nga écurie staff bay ko jiite dirigeant écurie ñoo jiite écurie mais mbër yi nga fi gis yëpp yi ci ëpp li tax seeni defet di kii dañ ñoom ñooy dirige écurie Moustapha Guèye damay joxe ci moom refeer moom mësta am lu muy bëgg au contraire écurie bay am lu muy bëgg di ko sant waaye fi ne boo duggee écurie Fass Giré fay dogal boo duggee écurie Balla Gaye dogal boo duggee écurie Modou Lo ngi ci tel laay wax Moustapha Guèye dem na ba dégg daale amul lu muy wax ñu def ko moom dañ koy wax mu def Bombardier loolu la ko Pape Dia yili woon boo fàttali ko am na benn face à face bu mas a def am benn ancien gulaab bu ko am wax bu ñu ko wax bi mu ne ko wax mu ne ko hey dégguloo mu ne teg fi mu ne mbër muñ ci wax mbër mu ci dem ci face à face déggoo ma ndax moo tax defet yi ñu koy am mbër day am kilifa dama ne la boo fi jëlee Moustapha Guèye jëlee fi Bombardier mbër muñ fi yilif ci làmb ji amut yaay nekk tête de file bala ngay entraîner bàyyi ba 5 heures nga teg sa sarbe sa bopp gaare sa oto 8 kilos ci kala amut ci entre mbër champion ñii may neex ma entraîner ñoom da ngay dégg léeg-léeg benn champion am combat ñu ñëw laaj staff bi ñu ne ko yow mu ne yii koor du gisuma ko ba amee combat léegi gisuma ko. est-ce que loolu yoon la. mooy li ma la wax Moustapha Guèye daawut def loolu écurie Fass dañ ko yilifoon léegi xam nga écurie Fass li tax mu yàqu mbër yaa ko yilif mbër yi waaw. wala man li ma gis na moo xaw a yàq écurie bi mooy jël mbër favoriser ko bàyyi ñeneen. ba tey mooy li ma wax rek bu ngeen dajaloo ne ko yow amoo looy bëgg li ñuy bëgg entraîner tëddal nelawal nu dox combat nga bëri daan fooy dem nu dem fa Moustapha Guèye mës a dem ci sëriñ Moustapha Guèye mës a xam sëriñ déggoo la dafa amoon Moussa ñi ngi am Mbaye Guèye magam Ndongo Abdou Guèye Malick Guèye ñu bokk ndeeg bàyyi ne ko nuus teg ko ci benn barab. moom daal entraîné lañ ko kese moom déggoo ma ne la Moustapha Guèye amutoon lu muy bëgg moom lu ko du neex lu ko naqari moom liñ ko teg rek lay def. kon moom référence la comme. moo tax gis nga carrière am ni mu baaxee Fass nee naa la fii laa ko waxee mbër mu mel champion bu mel ni Moustapha Guèye Fass dutu fa am ndax Moustapha Guèye ni ñu ko yilife woon yilife wuñu fa benn mbër. fa la ñuy jaaree rek papa ñëw ci Bombardier ba tey bu ñu fàtte ni Bombardier mu ngi ci dynamique boo xamante ni dynamique bu am solo la ci côté MMA bi heure bu demee rek représenté Sénégal bu ñëwee yaakaar naa ne day indi ak ndam Bombardier ci biir MMA bi tamit yaakaar naa ne mu ngi ciy wane lu am solo de pe. jinax day bari pax bu bëggee gudd fan jinax day bari pax nit da ngay am métier da ngay laal fii xam nga li ma la daan xarmat soo laalee fii pare heure demal laale feneen am sa gagne-pain jinax buy daw bu amee benn pax donc bu ñu ko nee neet bu muus mi ñooy jàpp ko
arène bi gis nga ko defe naa su ma juum Bombardier dafa dem ren année blanche. waa ren de bëreegul arène. ñaata amee maa lay am. waaw ñu ci gis boppam. waaye dama ne lu mag mos a gën lu mosu mag. lu mag mos. moo gën lu mosu mag. mbër yi nañuy seet li leen di jariñ dégg nga ko de yaa wax léegi ne déwén lay jeexal waaw soo fi toogee di xaar naan ñu fay la 40 millions wala 20 millions wala 30 millions nga naan naa xaar est-ce que at ya xaar na la fabal 30 millions dugal sa compte ñu ne la beneen combat nga jël 45 millions dugal sa compte jëlal 50 millions dugal sa compte ba bañ na la retraité nga fëgg loole. waaw yow daal su ma la déggee d'accord nga ci Bombardier di pratiquer MMA. déggoo li ma la kan moo ko yoral këram ku koy jëndal ceeb. dama ne ku koy jëndal ceeb ku koy fayal courant ku koy fayal njaag ma doomam te du sàcc du fen mu am métier du ko liggéey boo ko waxee ministre yi bu ñu amati budget fa la ñuy jaaree rek ñu ngi ci maanaam kàddu gu mujj gi papa mu mel ni ñu cërale woon ci waxtu jeex na ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak yow man jàkkaarloo yow damay neex ndax da nga may yokk force parce que li ñuy wax iri da nga may iri te fees dell ak xam-xam kon di la ñaanal jàmm di wax rek ñu ngi leen jox di rendez-vous ci beneen émission ci yeneen facette ci yeneen ndaanaan ci yeneen champion fii ci suñu Gaal 24 point net ak seen xarit Laty Diaw ma jaw xoor ak Cheikh Ndiaye bawal bu mag bi. waaw noonu la demee woon ci biir suñu Gaal 24 point net jaw fara rek ngeen si àndal à chaque fois ak suñu papa kon incha allah rabbi ba beneen yoon rek ñu tegaat leneen loo xamante nii dañ koy waxtaanee fii ci biir suñu Gaal 24 point net